asalaamaaleykum mbokki Sénégal samay am ni jàmm samay mbokk bokk bopp ñi ngi fas yéene def vidéo bi rek pour leeral ci ay point ndax ñi ngi jëm ci ay élection yu nga xam ne mën nañu wax ni ci mbiru réew mi mooy événement officiel bi gën a mag néew na lu ko ëpp solo te coow li bare na loolu donc képp ku ci mën a wax leeral indi jàmm war nga ci mën a yëkkati kàddu ndax réew mi ñun ñépp ko bokk amul kenn ku ci ëpp àq kenn. Macky Sall ëppale wu ci kenn, Senghor ma fi jaaroon ëppale wu ci kenn, Senghor ak xale bi gën a ndaw ñoo bokk réew mi ñoo ci bokk ci ñun ñi nag Ousmane Sonko nañ àndal waaye jar nañu leeral lu tax en l'espace de quelques mois kii du Ousmane Sonko lii ci Sénégal yi nga xam ne ñëpp teg nañ seen bët lu nit bañ Ousmane Sonko xam ne am na mbooloo mu rëy bu ko topp ñu nga xam ne mosuñu taseeg moom loolu jar na leeral du lu ndaw te Macky Sall ci boppam na xam ne tam ñi nga xam ne àndu na moom nekkul nu dañ ko bañ ndax réew moo tëroo noonu ku boot bukki xaj yi dinañ la mbow. Ousmane Sonko ci boppam bés bu jëloon nguur gi moo xam Madické Niang moo xam Idrissa moo xam keneen foog mu am ñeneen ñu ko contre ñu nga xam dinañ jóg dinañ ko wax lu ko naqati. jiite réew moo metti waaye dana xam ne Sénégal gi Sénégal du réew mu ndaw. Sénégal mooy réew mu nga xam ni 95% de musulmans ñoo fi ne nee noonu réew moomu premier président chrétien la ñu koy wax Senghor dirigé na ko pendant presque 20 ans kenn xoqatalu ko kenn sonalu ko réew mi tàkkul bal tàkkul rawatina sax chef religieux yi ñi nga xam ne maanaam ñu di jiite diine ji fi Sénégal ku mel ni Sëñ Fallou ñeneen ak ñeneen moom lañ doon jàppale te pourtant ki toppoon si moom ni koy wax Mamadou Dia jullit la te Senghor jàppante na ak moom ba ñu tëj ko kaso. Mamadou Dia moom tëj nañ ko 11 ans ba 12 ans démb sax la doon barki démb la doon anniversaire am le 25 janvier yàlla na ko yàlla yërëm mu doon pourtant nit ku mag. Mamadou Dia moom daan na doon ma jox leen information daan na def lu mat 12000 salaatul fatiha par bés la doon def loolu nit ku sell. pourtant Senghor jote na ak moom ñu tëj ko ci kaso pendant 12 ans 11 ans 12 ans te bal tàkkul coow jibul ba ni mu ko libéré boo mënul jël dellu kër. Senghor moom di dem ba nga xam ni ka nga xam mu doon opposant moom le principal opposant de Senghor Ablaye Wade di xeex Senghor ba Senghor moomu jël nguur gi jox ko Abdou Diouf. pourtant mënoon na ko jël jox ko chrétien bu doon dafa am esprit partisan dafay parloo mais Abdou Diouf la ko jox te Abdou Diouf pourtant bokkuloon ci grand dignitaire du parti socialiste. Abdou Diouf moom di dem ba Ablaye Wade fa nga xamee ne tey Ablaye Wade fa la ko ñamu doon àndal ñépp ñi ci ëpp trahir ko ñiy bàyyi ko ñiy jàpp ne Ablaye Wade du mos a jël nguur gi fa la yàlla dikke mu gañee Abdou Diouf ci ay élections yu démocratique yu leer naññ. foofu tam diggante boobu am lu fa xew lu nga xam ne lu am solo lu nga xam ne Sénégal moo mën a mel noonu keroog bi nga xam Abdou Diouf gañee na ko Abdou Diouf dafa woo Senghor dafa woo Ablaye Wade félicité ko. Ablaye Wade dem seeti ko nemme ko ak moom première visite bi nga xam ne Ablaye Wade def nag Ablaye Wade yaayu Abdou Diouf lay dem seeti feeselu ko loolu Sénégal rek la am. première mission officielle bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy def à l'étranger donte Ablaye Wade moo gañe woon nguur gi Abdou Diouf la yabal moo dem représenter Sénégal foofu loolu du lu ndaw jarta xeeb ñuy dem di dem ci tënk yi lii may wax yëpp ñu bari ci yéen fekk nañ ko. Macky Sall nga xam ne élève bu Ablaye Wade la woon mu jaar ak Ablaye Wade fu bare Petrosen ministre nangam ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée dégg nga dem ba digganteem ak Ablaye Wade yàqu sa keroog ba nga xamee ni dafa convoqué doomu Ablaye Wade Karim Wade sa assemblée ak la fa xew gannaaw gi sénégalais yi ñawlu ko. Macky Sall waroon na convoqué Karim Wade wala war a ko convoqué kooku beneen question la. bu fekkee daf ci seet digganteem ak baayam fa mu jaar ak Ablaye Wade ak la ko Ablaye Wade defal mënoon na seet loolu mu bañ ko convoqué
convoqué def la neen ndax li nu war def si réew mi bari na bu seetee ne Karim Wade c'est un citoyen comme tout le monde am na projet yu nga xam ni Sénégal confié na ko lu mel ne ko aussi xaalis bu bari na ko si war nañ ñëw rendre compte Sénégalais war na ko convoqué mais kooku leneen la gannaaw ko daal en tout cas mu ñoom waa PDS ñaawlu nañ ko ba Doudou Wade keroog ñu ngi fàttali ko ba muy def pétition bi di signé ñu réduire mandat Macky Sall mu doon 5 ans ñu def ko 1 an ay jeex ñu dàq ko muy lu ñaaw Sénégalais yi ñaawlu ko waaye moom mu am fulla gu toll na dem monter partem bi gars yi di coow moom mu dem sa àll bi seeti ay mbokkam dégg nga ñu jàppale ko ba mu jël nguur gi donc moom si boppam quelques mois avant les élections rek mën nañ 2 mois avant rek mënu woon imaginer dina nekk président Sénégal loolu nag lu mu war a sant yàlla la natt boobu ko yàlla teg ba nu dàq ko assemblée dàq ko parti démocratique bu loolu amul woon kon moom du xalaat dem monter parti bay nekk président waaye moom ni mu jaar-jaaram fi mu tolloon fi mu jaar dafa taxoon Sénégalais yi amoon benn confiance bu rëy si moom c'était la première fois nit monter parti bu ndaw si première élection présidentielle yu mu présenté mu gagné nguur gi Sénégalais yëpp jàppale ko c'était pas évident parce que Sénégalais yi ñoo bëggul injustice moo tax Idriss Seck keroog ba na koy parti naan ko yaa sàcc xaalis dugg na fii Thiès mu dem élection gars yi jàppale ko mu nekk deuxième gannaaw la ko daaneel mooy ba mu delloo si Ablaye Wade foofu la ko Sénégalais yi mari bàyyi ko ba tax Macky Sall fële si gannaawam ñu jàppale Macky Sall mu nekk si nguur waaye Macky Sall boobu dana amoon confiance bu rëy si moom Macky. Monsieur le président ñun réew mi dafa am yu bari yu ñuy gis yu nga xam ne daf fiy xew yu nga xam ne dafa noonu naqadi ñu yaakaaroon yow boo yéegee di nga ko faj lu mel nag ñi nga xam ne dañuy jël nguur gi di ko paacoo nga xam ne da ngay gis nga xam ne amul woon dara léegi mu bokk si équipe parti bi nga xam mooy parti au pouvoir. Du yàgg ay weer nga gis mu yore ay 4x4 mu yore étage yore ay immeuble ñu naan moom li di pàccoroo alors que askan bi danoo sonn xaw ma dëggam xam nga ko wala xamloo ko mais askan bi sonn nan de am na ñu nga xam bu nu ndékkee ñi ngi xalaat lan la ñuy añee am na ñu nga xam bu nu añee ñi ngi xalaat lan la ñuy ndékki lan la ñuy reere am na ñu nga xam ne sax reer moom bokkatul seen mbir reer moom bokkatul seen mbir dañuy lijjanti ndékki lijjanti añ chaque jour si li ñuy di dëkk moo tax nga créer bourse familiale nga xam ni c'est une bourse qui met sous perfusion les certaines familles sénégalaises parce que 25000 yow sa bopp xam nga dara 25000 par mois pendant 3 mois loolu du dara waaye itam ba tey moo ñàkk moo gën nen mais dafa am famille yu sonn à côté nga gis ñu nga xam ni ñu ngi yore xaalis bu insolent bu nga xam ne leer nañ li lii seen liggéeyu bopp mayu leen ko man gis naa kenn ku nga xam ni si APR la ne lii kenn nettalu ma ko dama ko dund te pourtant dama koy gis si télé bi muy wax di défendre programme Macky Sall di dig Sénégalais lu nga xam ne man gëm naa ni gëmu ko parce que ku gëm loolu ku yërëm Sénégalais ku bëgg jàppale Sénégalais li mu def kenn du ko def muy Mame Boye Diao dama koy tudd inspecteur des impôts directeur des services fiscaux suñu koñ Liberté 2B man fa laa dëkk moom bu ma xamul ñun xam nañ ko ndax fa la tuxu woon fa la jëndoon këru Sicap yu mag yi nga xam ne doo ko jëndee lu mu bon di nga ko jëndee 80 millions nga daaneel ko tojlu ko tabaxlu ko R+2 étages dëkku fa ñaari at mu toxuwaat mu tabaxaat beneen kër Almadi toxu fa kër gi nekk fii Sicap dañ ko luyee loolu duñ ko rafetlu loolu ku yërëm sénégalais yi doo def loolu ak sénégalais yi ñu sonne ak lu nu mënti wax lu nu gis ay immeubles yu rafet ay étages yi ñuy tabax fii ay jam ñaajoog nangam dafa am majeure partie sénégalais yi dañu sonn nan ko wax te yàlla de Sénégal du réew mu nga xam ne nit war na fa mën def loolu mën loo liggéey ci fonction publique sa salaire may la ci diggante ñaari at nga tabax ñaari kër yu mag a dëkk ci benn bi matul ñaari at nga dem tabax beneen Almadi nga xam ne lu mu bon mètre carré bi dina jar 2 millions nga tabax fa kër toxu fa kooku ku yërëm Sénégal yi doo ko def Macky Sall loolu bokk na ci li tax Sénégalais yi mer mooy dañuy gis ñuy pasaree xaalisu réew beneen bi yow bi ñu lay fal bi ñu lay jàppale ñu ngi la faroon wax dëgg yàlla ci programme yoonu yokkute bi nga toogee nga indi PSE te ñun programme yoonu yokkute nan la fale beneen bi ce slogan bi nga xam mi nga doon wax la patrie avant le parti c'est un slogan qui était très séduisant mais dañuy waxante yàlla rek ñun duñu ay dof on est lucide ñu ngi xool di gis Sénégal am na ñu bare ñu nga xam ne kenn déggu leen mais nit ñu am xel na ñu am fulla bu ñu yaakaar ne politiciens yi rek ñoo fi nekk de am na ñu fi nekk ñu am xel ñu am fulla ñu bëgg Sénégal ñun gisuñu la patrie avant le parti li koy wane mooy bi nga jëkkee toog rek bus nationaux yi nga jël peinture ko sa peinture parti loolu war ko woon d'accord loolu wax dëgg yàlla waruloo ko woon d'accord lu nu ñaaw la ñun gisuñu la patrie avant le parti
nga xool insécurité bi si dëkk bi xoola tey chaque jour nga dégg ñu ko nu rey nit chaque jour nga dégg bu rey bu ñaaw a ñaaw bu nu rey nit te ñun yow noonu jox sécurité bi président bi la falee moo tax man yow président Macky Sall li mu def sax man dama si am part de responsabilité parce que man mii si ñi jàppalu man xeex naa ndax Macky Sall sama carte jël naa ko voté ko Macky Sall carte boobu ma voté ngir